Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. salaamaaleykum mbokk yi yéen ñi taamu la référence internationale dal leen ak jàmm ci xabaar yi bu ngeen taxiloo tuuti rek ñu jukki leen li ci gën a fës bokk na ci dem beeg dikk bi ci biir dëkk bi ña ngi koy wéyal waaye dem beeg dikk bi ci diggante dëkk ak dëkk moom dañ ko ajandi chauffeur si ne loolee mënu la wéy ndax transport kese la te bu ñu moywul bu ñu nee suba la korité daañu doxalaat oto yi ndax faaw ñu dund te sonn nañu seen boolu mu ñu kaay fees na daa ngeen ci dégg Cheikh Ababacar Dieng ci waxtu wa nga xam ne lu ëpp ci ay boromu kër ñoom itam seen bopp ubbu na lool ci korité ren ji ndax bu weesoo lay dem ca añ ba leneen li leen jaaxal mooy ana fan la ñuy jaar ba bégal tout tànk yi ci jamonoy mbas mi ñu ne daa ngeen ci dégg Cheikh Tidiane Sarr banque BICIS bu Kaolack ubbiwaat na ay buntam gannaaw ba ñu muccee ci jàngoro ji kaka amee woon wér na ba delluwaat ci njabootam ñañu confiné woon bàyyi nañu leen tax ñu sol seen dàll dem ci gornoor gërëm ko ci taxawu gi ak jàppale gi boole kooku yóbbul ko ndimbalu takku daa ngeen leen dégg ci biir xabaar yi te bitim réew Cheikh Tidiane Sarr moo ñu fay demal tàggat yaram Serigne Moussa Kane Kooru Gaye Moolum Géej daan ci ànd ak Bara Diop li lépp yembe mbokk yi xabaar yi daal di buur ñu ñaanalante wala ta loolu ñu dikk ak yéen ci yàttal gi ak faram-fàcce gi gannaaw bàkk bi lay doon. Le journal Ndeye Khady Sadio. dal leen ak jàmm mbokk yi yéen ñi taamu la référence internationale ngir ay xabaar yu leer te wóor kaddu gi bàyyi ko fii ci immeuble Cheikh Imam Assane Cissé studio Alé Momar Lo kaddu sekk madame Keneme moo jonook man ci wàllu xarale gi ba dégg-dégg bi mën di leer ci chauffeur si la ñuy ubbee bi la jotaay xabaar ñoom nag ña ngay yuuxu wàllu ne nañ leen ubbilaat garage yi nga xam ne ñu ngi ko tëj diiru ñaari weer ba léegi ànd ak di ñaawlu oyofal gi ñu indi ci transport urbain bi bàyyi leen ñoom tax ñu jàpp ne groupe Sunugal daf leen a bëgg a rey te ñoom duñ ko seetaan Cheikh Ababacar Dieng. dañoo dëgmal korite gi dem géeg dikk gi ñëpp ko soxla bu dee nguur gi dafa indi oyofal ci ñenn ñi moo di ci transport urbain bi maanaam dem ak dikk gi ci biir dëkk bi interurbain bi moom da koo tëjandi lu ñu mel nag Serigne Couto moom dafa jàpp ne ñaari nit ñu bokk benn liggéey nga yombalal kenn ki xañ keneen ki du lu mën a wéy. ab gaaras nga tëj ko ñaari weeri yàlla chauffeur ba nga tëj joxoo ko dara nga bëgg na ko na kon na tëj loolu moo mënta nekk maa ngi lance appel ministre de l'intérieur muy Aly Ngouille Ndiaye sama xarit na ko na def pexe pour chauffeur si mën a dox mën a dund parce que ñun kat bu ñu àggee ci lii fa ñuy jëm mooy bu ñu ne suba la korte rek ñu doxal oto yi parce que mënuñoo dem sans ñu dund loolu mënul ne parce que mënoo gaare ab gaaras ne leen kaay leen toog du ngeen lekk te ñoom ñu lekk loolu mënut a nekk ñu nag interurbain benn nañ parce que chauffeur rek la chauffeur taxi bi ne mënul taal cinam di ko toggee chauffeur interurbain ba mënut a taal cin tañ bokk ay oto bokk di liggéey état bi na jël ay responsabilité interurbain bi ñu dem liggéey parce que loolu mooy dëgg fii Kaolack boo gisee jafe-jafe am mooy responsabilité dañoo ñëmut a wax état bi dëgg parce que état bi lan la suñu xarit la suñu àndandoo la mais bu ñu bëggee rey nañ taxaw na ko dang ñoo bëgg a rey ci garage su taxi yu bëri yu ñu dem ci Kaolack da ngay nemmeeku na oto yi fi mu ne ñaari nit ñoo nekk ci ginnaaw ñaari nit nekk ci kanam chauffeur bi ci la bokk muy ñeenti nit kon ci taxi lii ngóor si ñuy wax Noa moom da ci am jafe-jafe bu baax ak policiers yi diggante démb ak bërki démb. dama xëy benn policier arrêté ma fële ma ñaata nga yeb ma ne ko ñett mu ne ma waaw d'accord may nañ leen ñett ay 2 heures ma yebaat fii di dem yeb ñett beneen policier jàppaat ma foofu ne ma lu tax nga yeb ñett ma doon laaj nag man ndax mayewuñ ñett yi wala déet loolu laa doon wax suñ président. ku nekk nag xam ne Kaolack moom taxi juróomi nit la daan yepp ba jamonoy coronavirus di ñëwee ñu aaye leen yëpp ñetti nit nguur gi wax leen fi nit ñi yëpp ñeent seen gis-gis mooy daa tane rek Saliou day dawal taxi ci Kaolack. sant rek man ñett yi moom ñàkk pexe rek dañoo amul pexe rek mais dañuy ñaan yàlla feebar bi jóge fii jàmm mais ñett yi moom dañ ciy sant nii rek ñu delluwaat si lañ ñëwoon rek buñ amee ñeent sax baax na ñett si ginnaaw kenn si kanam. leneen li nga xam ne askan wi ñu ngi koy jàmbat nag fu ñu daan fayeeku fanweer 300 la ñuy fayeeku fi mu nekk nag comme ñi ngi ci ñeenti nit ñëpp a ngi leen di xaar ñoom itamit ñu wàññi paas bi bañ koo yokkati. non ñun yokkuñ paas sax course la rek waaye yokkuñ paas dañ ñun duñ yokk paas. Cheikh Ababacar Dieng sant la gërëm la des ak sa micro ci wàllu dem bekk dikk bi dogal boobee ñu andi nag ci transport urbain bi muy taxi yeeg tata yi donte nag ñu ngi koy rafetlu waaye la leen gënaloon mooy ñu ubbiwaat garage bi jàppale transport ci boppam ndax jamono ji askanu suñu gaal seen jëmm bopp ñoo sonn ci yenn dogal yi ñuy jël buñ sukkandikoo ci Pape Seck di secrétaire général transport urbain ak Cheikh Ababacar Dieng. sàkku ni ñu ko daan waxee saa su ne rek ñaan yàlla suñu tabaaraka wa taala mbas mi sasaaroo ci àddina bi yàlla jële ko fi ba mu set wecc macha allah tey bi ñu xëy nañ yaakaar di ñaan yàlla yaakaar ak jooju yàlla yokk ko ndax jot nañ ay instruction ci suñu autorité étatique yi jaar ci suñu ministre des transports terrestres ñu autoriser transport urbain bi nga xamante ne bii moo nekk ci biir commune plus particulièrement Kaolack bi ñu mën a yokkaat place yi nga xamante ne bii moom lañ daan liggéeyee parce que mbas mi amee dañu ne woon oto yi nañu wàññi seen place yi di yab ñaari nit ak chauffeur bi ñu seetee xam ne nag jafe-jafe yi metti na mu indi ci ay yombal
yombal yokk ci benn place ñu ne oto yi léegi désormais képp koo xam ne yaa ngi sport urbain ci taxi urbain yi mën nga yeb ñetti nit ak chauffeur bi muy ñeent bu dee beneen transport la comme tata yi lu mel noonu mën nañ yeb seen place yi nga xam ne mooy banc yi muy place as loolu la ñu jot démb nag la arrêté bi génn tey lañ ci xëy di sàkku encore une fois autorité yi gën a jàppale transport en général parce que transport bi dafa sonn fu nekk nii ñu ngi ci transport urbain bi mais li ko ëpp solo it mooy transport la rek ndax ku xool jamono ji ni mu demee nii transport urbain bi boobaak léegi ñi ngi yëngu ñu leen di yokkal ak kii bàyyi transport interurbain bi nga xamante ni bi daanaka moo lëkkale réew mi yëpp xëy na ci lañ yaakaar ni jafe-jafe yi fa la nekk waaye fa la coono bi ëppee ñuy sàkku aussi vraiment autorité yi ñu xool ci côté boobu jéem a lever garage yi ubbi leen pour nit ñi ba parce que problème nit ñi sax nekk ci garage yi sax mais population sénégalaise bi seen wàllu bopp ñoo soxla dem ak dikk. Pape Seck ñu ëpp ci askanu Sunugaal Korite atum ren ji duñ ko màggal ci seen ak njaboot ndax dem ak dikk bi ñu tëj yaakaar ga ñu amoon ci autorisation yi tas na rawatina Saloum Saloum ya demoon ca Ndakaaru ba càng fa Bara Diop. ñu dëgmal korite gi lu ëpp ci askan wi tagga témbe ci bërëb yi ñu demoon xel demoon ba jàpp yaakaar ci ñenn ñi gannaaw ba président de la république jàkkaarloog askan wi fan yi ñu génn xamle ne daañu amal njàppandal ci yoon yi ba askan yu mën a korite seen kër ñenn ñi tagga témbe am lu leen métti Alassane Diallo moo ngi ci capitalu ku réew mi nammutee fam lépp mooy korite fi la ci diwaanu Saloum ñun ci jaaxle bu mag lañ nekk ndax ñu ngi nii fii Ndakaaru bëgg a dem ci diwaanu Saloum mu tëj ku nekk xam na ne Saloum fépp fu mu nekk bu nawet jubsee fay bëgg a dellu dëkkam béy bëgg a doxi soxlaam waaye loolu dara amu ci fu mu nekk nii li leen gën a métti bokk na ci wax yu woroo diggante bés bu nekk ak moromam nebbi jëwrin gi ñu dénk wàllu biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye xamle ne dinañ joxe ay autorisation ak bi muy jëlaat ndogalu dakkal ko lu kenn mënta comprendre la Alhassane Diallo Aly Ngouille Ndiaye moo taxawoon mu ne képp ki nga xamante ne béykat nga wala keneen ak keneen ku yittewoo dem mën nga aw këyit bu la yóbbu ba ngay yegg te du am benn jafe-jafe ànd ak loolu jaar nañu fu ne ngir lijjanti këyit gi leen mën a yombalal ñu korite ci seenu dëkk waaye yëf yi antuwut ne fu ñu jëm rek ngir wut këyit ñu joxoñ leen fa ca des doo xam foo jëm ndax da ngay dem sous préfecture ba ñu la demal mairie ba nga dem mairie ba ñu la demal fële fu ne wër nañ fa mu tee ticc doo xam kan ngay gis ba wax ko sa soxla ba démb ci guddi lañ mujjee jot ni ginnaaw gi tey dañu dakkal lépp li nga xamante ne mayoon nañ ko ci këyit nit mën a dem dëkk ak dëkk léegi nu ñu def ñu duggoon Ndakaaru ñu ut si suñuy soxla soxna Sile moo ngi ci capitalu ko réew mi donte mis na korité àll waaye benn mbokkam a ngi sës ko rëkk ay weer a ngile moo ngi tàggate ba ci capitalu réew mi di jànkuwanteel ay jafe-jafe yu tar depuis affaire ba mu commencé ba tey daf fi ñëwoon par hasard kale fi mënul dem ngi bàyyi ay doomam ginnaaw ay doom yu ndaw mu ngi doon espérer sax que peut-être ci korité bi dinañ bàyyi yoone pour mën a dem rejoindre nekk ak famille am passer fa la fête et tout tax na yaakaaram jamono jile tas na mais mënul nekk xam nga loolu aussi dafa difficile dafa métti ñi taggatémbe ci àll bi lenn rek la ñuy ñaan ci autorité yi muy nañu bàyyi yoon yi franchement parler man ci ni ma ko gisee nii ñu may nit ñu dem au fait parce que buñ demee ba bàyyi yenn décision yi nii pourquoi pas aussi ñu bàyyi yoon yi ku nekk jël say matukaay feebar bi léegi on vit avec gannaaw bu ñu ubbee jàkka yeeg marché yi lim gu takku ci askan wi mbas mi di coronavirus dina tax ñu korité fu ñu gëj a korité autorité yi nag mel na mbas mi daf leen jaaxal ndogal lu ñu jël rek laataa ñu koy yoonal beneen ndogal daal di dëkk tax na askan wi am lu leen ci métti bu baax. sant la gërëm la Bara Diop dañuy seeti Gornoor Aline Badara Mbengue moom ma ngay indiwaat leeral gannaaw ba mu nangulee acteurs yi yenn ci seen ak càkkuteef muy jëlee tëju ko marché bi ci 17h yóbbu ko ba 19h ànd ak indiwaat leeral ci wàllu dem beek dikk bi moom Gornoor Aline Badara Mbengue ma ngay tontu laaju Cheikh Ababacar Dieng. waaw dem beek dikk bi ministre bi nga xam ne nii moo ko yore am na arrêté bu mu génn démb ñun jot nañ baax na nag pour ñi xam ko mooy changement yi ci am mooy oto yu doon jël juróomi place taxi urbain yi ak beneen oto bu nga xam ne particulier la mais juróomi place lay yëpp moo ne ci carte grise bi oto yooyu avant arrêté bu bees bii di am ñaari nit lañ leen permettre woon ak chauffeur bi léegi nag arrêté bu bees bi oyofal na ko ba léegi oto yooyu yi doon def juróomi place léegi mën naa jël ñeenti place mooy chauffeur bi ak yeneen ñetti nit te avant chauffeur bi la woon rek ak ñaari nit léegi day doon chauffeur bi ak ñetti nit je crois que loolu oyofal la bokk beneen bi nga laaj moom moto Jakarta yi moom ba léegi lañ leen aaye ba léegi moom na ko ñëpp xam marché bi depuis démb ba léegi wax dëgg yàlla ay acteurs ñëw nañ fi bëri sollicité nañ ma ne leen comité bi dimbale fi mu ne nii ay fan moo des ci korité gi ñetti fan ñeenti fan peut-être maximum ñu ne ma nag fi mu ne nii ñoom seeni activité fan yi bëggoon
nañ ci profité pour foraatu dara et que métti na fekkee dañ leen nar a wax rek ne leen 17h nañ tëj seen i cantine ak seen i place su tailleur yeeg yéen nañ ko tëj dana métti lool ñu ne nañ xool vraiment nu ñu leen mën a dimbalee ba tax na ba vraiment ci turu comité bi ma jël mesure ne léegi au lieu ñuy tëj 17h na leer à partir de tey àllarba buñ jullee ba ci suba ga laa wax au lieu ñuy tëj 17h buñ jullee tàkkusaan léegi mën nañ tëj 19h à partir de tey mercredi 21 mai ba bu ñu jullee ba ca suba ga bu ñu jullee ba ca suba ga nag ñu delluwaat ca lañ nekkee muy 17h. Gornoor Aline Badara Mbeng laata ñuy delluwaat foofu nag beneen jafe-jafe bu am ci Kaolack atum ren ji mooy wàllu dund gi nan ak fan la ñuy jaar ba matale añ bi waaye itam nan la ñuy def ba bégal tout tànk yi borom kër yi nekk ci njàqare waaye terewul jël nañu lépp teg ko ci loxol borom bi Cheikh Tidiane Sarr. korité bi di waaj a ñëw ñu bëri ci borom kër yi nag nee nañ lu ub seen bopp bi jamono ji mooy nu ñu def daal ba matale li nga xam ne moo di togg añ bi waa ji di ab dawal kotu moto Jakarta ñu fekk ko ci arrêt mu toog mu ne nag jamono ji ak jafe-jafe yi ak coronavirus bi moom lenn rek la tal moo di man saasilaat niñ koy waajee moom dëgg-dëgg jafe na de mais dina moom lijjanti rek xale yi moom xanaa buñ jéemee am lu ñu lekk daal ñu amee ay ganaar ak yooyu rek togg waaw waaye daal fi mu ne li gën a jàmp daal mooy añ bi añ boobu nag ñu bëri ci borom kër yi nag jamono ji moom la ñuy jéem a lijjanti ba tax ñu bëri ci ñoom jàpp ne mbir mi daal nañ ko régler par priorité. àdduna moom nit ku ne daa war a def lu mu mën te lu si nekk ak la ca xew nga xam na nga koy gérer nit bu amee njabootam da leen di yar ci boo mënee ñu ànd ak yow boo mënee ñu xam ne mënoo parce que jàngoro ji ñu toll nii muy coronavirus bi nit ñi dugg-dugg yi ñu doon am yu bëri mënatuñ ko am. jamono ji moo mel noo xamante même booy liggéey sax muy dox sax soxla yi dana toll foo xamante ni doo mën yëpp rawatina nag ba nga liggéeyewut moom daal lu ci mën a xew kenn ku ne na dawal sa compréhension muñ rek muñ lante soxna yi bañ a bëgg loo xam ne mënta am wala su mënee amit appareil mën na méttiwaat yooyu yëpp dafa mat a sóoraale. def loo mën boo tëddee nelaw ñu tàmm di ko wax wante nag yenn ci borom kër yi nee nañ nag. loxo yàlla rek fekkal si loxo yàlla duñ mën lañ ci dara bu soo yàlla ñu loo mën daal waaw loolu bu soo yàlla ñu loolu lañ ci fas yéene def dañ ñaan yàlla la fekkee ko jàmm. ci boobu moment nag yenn si soxna yi ñuy dajal ñu sàkku ñu nëbbal leen seen tur ñoom dañoo gis ne rek jamono ji ak coronavirus bi mbir mi laajatul li nga xam ne moo di yokk dépense bi waaye xool li nga xam ne moo mënul ñàkk ñu def ko. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90.1. ñu ñëw ci ñaareelu pàcc bi ñu jagleel wàllu njàng meeg njàngale mi ay pexe kilifa yaa ngi koy lal ànd ak i matukaay ñeel ubbi tekkal école yi soxal ndongo yi war a defal examen ci jamonoy mbas mi ñu ne bu weesoo matukaay yi leneen lu ki nguurub sunu gaal war a def mooy fexe dalal xelu ndongo yi ba ñu mën a jàng ci xel mu dal ci lu dul am benn tiitaange soxna Ndeye Fatou Cissé. tiitaange bi ci élèves yi c'est normal parce que boo xoolee tey fi nga xamante ne fa la feebar bi toll. feebar bu ñuy xëy di compter chaque jour ay cas njàqare kon mënu caa ñàkk ci jamono ju activité yu bare di reprendre normalement ci réew mi njàng mekk njàngale mi ca la bokk ñeel la ndongo yi war a def examen. bi ñuy tëj école yi dafa fekkoon ci vacances élèves yi ak enseignants yi ñoom ñëpp dem ñibbi seen kër tey bu ñu waree delluwaat seen école donc ñoom tamit dina leen déplacer pour ñu yóbbuwaat leen te loolu aussi ñëpp xam nañ déplacement yi dañ ko war a limiter dina xaw a compliqué ndax te feebar bi comme li ko président waxee la dernière fois bi mu génnee xool na ak ay spécialistes ñoo xamante ne seen xam-xam dafa màcc ci côté boobu te liñ ko wax mooy ne feebar bi waajagul jugee Sénégal mu ngi fii bu teelee ba teel mois de août la fiy jugee wala septembre donc fii ba boobu noonu mënuñu toog tamit duñu def dara dañuy obligé ñu reprendre suñuy activité donc nan la ñuy def mooy dañuy jël suñuy disposition fagaru daal ba nga xamante ne ni dinañ mën a dem ak suñuy activité di dund ak feebar bi élèves yi ñoom tamit ci situation boobu noonu il faut que ñoom tamit ñu nekk ci disposition yooyu noonu c'est-à-dire ñu jël seeni mesures yi du lenn lu dul respecter geste barrière li ñuy wax maanaam takk masque yi raxas loxo yi éviter aussi contact yi ba pare aussi ñu xam ne feebar bi mu ngi fi mais aussi seen dund mu ngi fi te ñoom li leen war mooy jàng ñu jéem a def le tout ba mën a concentrer seeni cours. xel nag mënul jàpp ñaar tax ba état bi ca la mu war a def bokk na ci dalal xelu bépp acteur bu yëngatu ci éducation rawatina élèves yi ba bu ñu nekkee ca salle de classe yi seen xel du nekk rek ci tiit mbirum coronavirus waaye ci seen njàng. dafa war pour ñu dalal seen xel wan leen na leen mun nañu reprendre cours yi ci condition yu gën ba nga xamante ne ni risque pour ñu attraper maladie bi du bari trop bu fekkee sa xel dalul souvent du yomb yow pour nga mën a def dara parce que nit lenn moo koy contrôler mooy état d'esprit boo xoolee sax jàng bi yow le 2 ngay reprendre examen yi kañ nga ko war a def ñu ngi wax fin juillet ay début août muy nekk naanaam ñaari weer yoo xamante ne ni yow war nga ci def sa deuxième semestre yëpp pour préparer examen
loolu rek pression la donc boo si bëggee yokkaat ay feebar beeg yooyu noonu day xaw a compliqué ci élèves donc li leen war ñoom mooy ñu jàpp seen xel ni bu ñu respecté mesures yi nga xamante ne moom la leen autorité sanitaire yi wax maanaam geste barrière yi amul benn risque boo xamante ne ni dinañ ko courir ba pare tamit ñu concentré wu ci seeni cours te xam ni feebar bi mu ngi fi mais aussi ñoom dañu war a avancer dañu war a continuer seen dund et dund bi actuellement pour ñoom lan la mooy ñu concentrer seen cours préparer seeni examen. Cheikh Ibrahima Biteye mi la ñu seqal waxtaan nag psychologue conseiller la ca centre académique de l'orientation bu Kaolack xelam màcc itam ci wàllum société reprise bi ñu war a dëgmal ñaari fan ci weeru juin gi loolee ñu dippee ay mesures d'accompagnement dana ca baax mu ne. jox rëccër soxna Ndeye Fatou Cissé dañuy des ak moom psychologue boobee di Cheikh Ibrahima Biteye leneen la mu xamle mooy lu tax ba njàng bi ak njàngale mi soxe mooy gëdd bi ñu joxul li nga xam ne rek moom mooy jumtukaay xarala yu yees yi ñu teewlu ko ba léegi ak soxna Ndeye Fatou Cissé. xarala yu bees yi ni dañ ko war a dugal war ko gën a fësal tamit ci wàllu njàng bi ak njàngale ak aussi ci administration bi parce que tey bu fekkoon ne am na place bu mu amoon foofu noonu ci biir jàng bi ak njàngale bi ni ko noonu situation bii nii lu présenté ndaxte ni ko noonu élèves dinañ mën a toog xëy na seen kër di continuer def seeni cours sans problème mais boo gisee problème bii nii yëpp am mooy ne xarala yooyu noonu ba léegi joxaguñu ko place bi nga xamante ne nii moom la yittewoo ci biir jàng bi ak njàngale bi te bu ñu génnee ci crise bii nii ak situation bi dina war ñi nga xamante ne ñoo ko seex ñu toog waxtaan jéem a teg ay stratégie aussi jéem a xool nan la ñuy def ba xarala yooyu noonu place bi nga xamante ne moom la yelloo ci jàng bi jàngale bi ñu jox. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90.1. pàcc bu mujj bi ñu ngi ko jagleel wàllu solidarité muy jàppalante ak dimbalante jàmm dellu siwaat na ca agence banque BICIS bu Kaolack gannaaw ba ko amee woon jàngoro ji tane ba delluwaat ci wetu njabootam ñañu confiné woon bàyyi nañu leen tax ñuy gërëm ak di sant ña leen taxaw woon ak ña leen jàppale woon itam jiital ci Gornoor boole ko jox ko junney masque Mamadou Dé moom mooy directeur banque BICIS Kaolack mi ngi ci micro Cheikh Babacar Dieng. tey dañ ñëw fii ci gouvernance ci ndigalu suñuy kilifa BICIS indi si suñu ndimbal suñu jàppale ci askanu Kaolack jébal ko si monsieur le gouverneur Alioune Badara Mbengue xam ngeen ne fan yi ñëpp déggoon nañ ne que amoon na agent BICIS bu virus bi jotoon na infecté yàlla def na si ndimbalu suñu borom yàlla delloo na ko ci këram ak jàmm salaam ñun ñi tamit ñëpp ñu jotoon confiné yàlla delloo nañu suñu kër yàlla def nañu respecté woon mesure barrière yi ba yàlla muccal nañu si ba kenn suñu amul infection ba ñun ñëpp ñu ngi nii tàmbaliwaat nañ suñu liggéey bu baax ñu ngi sant nag jàppale bu ñu gouverneur jàppale région médicale bi seen appui vraiment amoon na solo lool yéegoon nañ ko ak suñuy famille aussi ñu ngi sant bu baax tamit suñu entreprise BICIS responsable yi ak collaborateurs yëpp nga xam ne tamit apporté nañu seen soutien ci bu ñu mbir boobu dale ñu ngi indi tey benn lot de 1000 masques mu nekk suñu ndimbal suñu jàppale ci comité bi pour mën leen a accompagner ci xeex bi ñuy xeex coronavirus agence BICIS Kaolack mooy contribution am ci ni ñu mën a avancer pour mën a xeex delloo ginnaaw génnee fi Covid-19. Gornoor Alioune Badara Mbengue dalal leen ba noppi di dellu si waat ci nañu doxale woon taxaw gi ak matukaay ya ñu ci jël jaaxee na fa itam sàkku ci nit ñi solidarité ak gën a fagaru rawatina ci bërëb yooyee mel ni ay banque boole kook di wax alhamdulilah moom Gornoor Alioune Badara Mbengue ak Cheikh Ababacar Dieng. lii nga xam ne nii ñoom daloon na seen kaw yàlla ci mbaaxam teggil leen ko bi mu dalee seen kaw nag ñun ñëpp wolu nañ leen médecin chef de région ak équipe am man en tant que gouverneur ak administration bi yëpp ak ñëpp ñi ci war a jàpp action sociale service d'hygiène gendarmerie police bref membre comité bi yëpp ku ci nekk joué na rôle am ba ñu wollu leen ba wax dëgg yàlla tey jii ñi mu jotoon daal ñoo ñëpp génn nañ alhamdulilah rabbil alamin désinfecté banque ba tëj ko ay waxtu ñi nga xam ne nii ñoo fa doon liggéey ñëpp ñu mettre leen en quarantaine ñi leen waroon remplacer ñu fexe bañ am autorisation jël seen place remplacer leen ba banque bu ubbi waat liggéey ba nga xam ne clients yi yëguñ sax ne en tout cas feeñul ci liggéey bi ni mu waroon doxee léegi nag ñoom loolu lañ xam ba tey ji ñu ñëw pour sant ñu pour gërëm ñu bon ma ne nag sant bi ak gërëm bi ñun dañ leen koy delloo parce que peut-être am nag ñeneen ñuñ defal lu mel nii te ñëwuñ sant ñu ñun sax waruñoo sant parce que suñ liggéey la ñuy def suñ bopp lañ ko defal mais dafa am lu muy feeñal mooy solidarité moo war a am ñun ñëpp suñ biir kenn ku ci nekk ci ñun lu mel ni su amee da nga war a gën a dend ak sa morom gën a jàppanteeg moom ba nga xam ne nii vraiment loolu la ci mënta daal aussi doo ko yëg parce que dana oyof je crois que loolu lañ def ñoom
nag ñu xam ko nag dëgg yàlla ba tey jii ñu ne nag ñoom doon nañ participer ci niveau national wax na ko léegi des centaines de millions yu ñu joxe mais ñu ne daal ñoom dañu ñëw delloo njukkal comité régional bi nga xam ne ñoo leen doon jàppale ñu ñëw indil ñu 1000 masques yi nag dañ koy delloowaat askan wi rek parce que ñoo ko moom ma ciy profiter noonu nag pour wax ne nañ continuer waat gën a fagarwaat surtout nag lu mel ni structure yi nga xam ne ay nit dañ fay dajaloo ñu ngi jëm ci fin du mois mel ni ay banque mel ni ay caisse lu mel ni en tout cas institution financière yu bëri bu weer wi dee day bëri ay nit ñu fay dajaloo pour jël seeni salaire rek seen payoor donc nañ ci bàyyi xel plus que par le passé gën na leen ñu respecter distance yi bu ñu amee ay gel ñu yokk bu ñu amee ay masque ñu yokk ko pour nit ñi protéger wu parce que généralement ñaari fin du mois yëpp man nit ñi dañ may woon loolu nañ ci bàyyi xel parce que fu nit ñi dajaloo ci dañtaloo mu mel noonu lu nekk mën na fa xew. Gornor Aline Badara Mbengue ñeneen ñu jàppale askanu Kaolack ci ay masque ba ci yenn bërëb yee dajale mbooloo mooy waa mouvement Crème juróomi junney masque joxe nañu ko ci ba ñuy màggal ñetti at ya mouvement Crème amoon niki démb ci teewaayam moom Cheikh Tidiane Diagne. ñetti atu mouvement Crème màggal nañu ko ñoom ndaw Pape Demba bi tey yi fekk baax ci diwaanu Kaolack ci jamonoy Covid 19 bi lee ñu ngi ko jaarale nag ci dajek askan wi jox leen li nga xamante ne moo di ay ndimbal ci diggante marché central bu diwaanu Kaolack jàpp daral bu Jaleñ liggéey bi ñu mel ndaw yi def ko ci lim bu takku waaye tamit xaaj ñi nga xamante ne ñoo fa nekkoon benn Jibril Aw moo yoroon kàddu gi. activité bi tey mun nañ ne c'est uniquement les membres de Crème ñoom ñoo ko def sans l'appui du DG de la Sénélec moom mooy le président du mouvement Crème permettre nañ tey ñu distribuer 5000 masques et aussi 3000 gels antiseptiques au niveau du marché central de Kaolack bon joxe nañ ko si 6 points yu nga xam ne gannaaw buñ concerté woo dañoo gis ne foofu ay zone d'affluence la muy frigo première porte mbaar banana garage taxi Sibassor garage Nioro Sobante ak daral bu Jalañ donc moom mooy 6 points yi nga xam ne moom lañ ciblé woon. ñuy wax nag ni ñi nga xamante ne ñoo dëkkee ci Kaolack nañu sàmm ak dige yi rawatina barab yi nga xamante ne demoon nañu fa te ñu fekk fa mbooloo mu takku Jibril Aw. boo xool na tey ñu ngi ci marché central de Kaolack juróom benn point yi ma la limal nii ay zone à forte influence maanaam nit ñi dañ fay bëri parce que fu ñu dem da ngay xool sax distribution bi dañ ci doon xaw a di sonn mais nit ñi dañuy gën a soxla masques yi. Kaolack sur les rampes de l'émergence avec Macky Sall kuréel gu ñu mel directeur général bu Sénélec jiite ko ay ndawam nag ñoom nee nañu taxaw nañu temm ngir ubbi tepp l'école bi ñu war a amal ñaari fan ci weeru ko juin ñu dugal ci seen loxo bu baax. dinañ dem sur les lieux pour sensibiliser distribuer ay masques ak ay gel le dispositif était déjà mis en place donc fu mu toll nii dañuy xaar date ouverture bi rek pour ñu déployer suñuy équipe pour que ñu mën a andi benn condition bi nga xam ne xëy na mun na sax ëpp li nga xam ne moom lañ def fii nii tey. yenn ni barab yi nga xamante ne jamono ji ñu ngi dund ay jafe-jafe waa Crème nee nañu dinañu ko gëstu dëxañ ko ci bataaxal àggee ko seen kilifa ngir askan wi jógee ci jafe-jafe yi ñu nekk. jaajëf Cheikh Tidiane Diagne askan wi jotee ci ndimbal loolee nag gërëm nañ ko bu baax a baax moom doomu Kaolack boobee di Pape Demba bi tey na jot na nag nit ñi jàppale ko ñaanal ko yàlla ci li nga xam ne rek njiitu réew mi Macky Sall dénk na ko ñu teewlu seen i kàddu ci micro Cheikh Tidiane Diagne. su ngeen ñëwee tey Pape Demba bi tey di joxe ay masques yoo xam ne ak i sel pour jox ko population Kaolack ñun dinañ sa war a wax parce que Pape Demba bi tey bokk na ci leader yi nga xam ne askanu Kaolack askanu Sénégal am nañ ci moom yaakaar parce que doomu Kaolack la nungu naa def pour Kaolack nungu naa sonn pour Kaolack te Kaolack waaye war nañ ko mën a jàppale pour li mu nekk directeur u Sénélec yàlla mën ko ci dimbali ba mën a suqali Sénégal lu yéene jooju lañ am ci wax ko ci moom Pape Demba bi tey leader bu baax la leader bu am fale leader bu Kaolack la cadre la président Macky Sall dénk na ko sas parce que dénk na ko Sénélec na ko ci population Sénégal gépp jàppale ba mu avancé ko ba Sénélec àgg fi ñu bëgg. Bassirou Diouf. da nga tagg am masque. waaw Pape Demba bi de moo ñu jox masque yi moom def na lu baax vraiment. yow lan nga. man chauffeur la. waaw noo gisee masque yooyu mu la jox. non masque yi moom neex na moom vraiment man kay li ma ci gën a neex sax du la déranger fenn quoi. moom da ngay aisé wu nicement vraiment c'est la première fois ma gis ko moom tey jii la mos a am loolu parce que man masque bi may tàkk nii da ko dawalee man maa ko jëlee sama bopp mais mosuma gis fii nit dox ci mbedd fii di fi joxe masque gisuma ko non leader bi kay ca kaw ca kanam rek laa koy wax parce que man yàgg naa dégg trop mais vraiment ku ma neex la waaw ne nekkoon na ñu gara si ko soor ñu am nañ def moom sopp nañ ko lool. ku mel ni Pape Demba nañ ko jàppale rek comme jeune la rafet na trop buñ ko joxee masque dimbale nañ ko wax dëgg fa yàlla ndax dañ ñu ko exiger ba ci clients yi sax léeg-léeg nga gis taximan bu jënd 3 masques garder ci coffre-am pour ay clients suñu yoree baax na buñ yorut mu jox leen ndax kuy def lu baax moom amul limite généraliser rek ñaan gi bu dalee rek acca. wax dëgg yàlla ñëw nañ fi andi fi ay max yu bëri ak ay détergent ak ay gel lave-mains et tout ça andi nañ jox nañ population bi te ñëw na nag fi ñu ko soxlaayee yëg nañ ne seen leader moo leen yónni muy monsieur Pape Demba bi tey DG général Sénélec bi kontaan nañ ci trop ndax ñun askan bii dañ koo soxla parce que doole yemul daal kon bi mu ñëwee kontaan nañu wax dëgg yàlla bëgg nañ daal ñëpp def ne moom ndax moom wane na daal exemple bi parce que lii lañ soxla nag ci responsable yi. ñeneen ñu wone exemple mooy ambassadeur bu Arabie Saoudite fii ci réew mu sunu gaal ci lëkkaloo bi dox ci diggante ak Juman
Aboubacrine As Sadikh bu Jalañ yónnee nañu leen nag ay pañe ndogu yu am solo xayma gi toll nag ci téeméer ak fukki njaboot ci turu buuru Arabie Saoudite imam Ibrahim Cissé bokk ci ñangank jumaa ja mi ngi ci micro bi yaay. ay ndogu la yoo xam ne buuru Arabie Saoudite moo ko baaxee ay mbokk jullitam fii ci région de Kaolack jaarale ko ambassade am bi nekk Dakar jaar ci aussi attaché culturel bi topp ambassade bi ci Dakar jaar ci suñu loxo pour ñu jottali ko jaami yàlla yi. waaw ndimbal bi comme niñ ko xamee pañe bu nekk wala ndogu bu ne la mu ëmb mooy saako ceeb bu 25 kilos juróomi kilos sukar juróomi liitaru diwlin ak aslëf ci meew ak café ndogu lu nekk loolu moo ci nekk léegi nag lépp buñ ko compter dina nekk téeméeri ndogu ak fukk moom lañ fi distribuer nii jox ko téeméeri famille ak fukk ci région de Kaolack loolu moo waral effectivement comme ni nga ko waxee parce que jamono wala circonstance yi nga xamee ne ci la ndimbal li ñëw ak ndogu li dëgg la circonstance spéciale la su ñëwoon sax ci circonstance normale dina fekk ñu soxla ko lool parce que nit ñi yemuñ ñi dañoo am ñi néew doole rawatina nag mu ñëw ci circonstance u li ñuy wax Covid-19 nga xam ne activité yëpp tey waxuma ci Sénégal mais ci àdduna bi yëpp dafa paralysé wu parce que kenn defatul dara par conséquent nit ñi dañ sonn nañ kon nag waxuma la ak nag ñi nga xam ne dañoo sonnoon ba Covid-19 amagul Covid-19 ñëw dolli ko ci kon loolu moo tax vraiment affaire bi jamono yi mu ñëw jamono yu ñëw na ci palaasam ñëw na ci waxtoom bu baax a baax. ministre Mansour Faye ma ngay wéyal séddale ndimbal li ci biir réew mi ma nga woon sa diwaanu Touba Mbacké bég lool ci la mu fa gis nag tax rek muy rafetlu liggéeyu ko comité ba ñu dénk woowule fànn foofee ca dëkk bu sell ba jëm ci tànneef yi ba benn njuumte amu ca Mamadou Moustapha Mbaye. Touba ganu ay kilifa taxaw ci temm waaye lu ko mooy ceeb bi ak diwlin bi moom ñu ko yelloowu rek lan ko naroon a jox ministre Mansour Faye wax ne bi mu ñëwee daal gis na ne tuutee des rek nu jël ceeb bi daal di koy moyele askan wi nga xam ne moo ko tax a jóg. commune Touba mooy ëpp ci Sénégal ci commune bi nga xam ni doy jot wàllu dund gi commune Touba moo ci ëpp plus de 37000 ménages donc lu ci ëpp maanaam ci RNU bi lu jóge mais loolu lu tax ma koy wax parce que xam naa ni stabilisation RNU bi dafa métti parce que ku ci nekk nga xool ko ndax fii la dëkk ndax amul ay doublon lu ñuy wax doublon mooy ay ñaar ñett juróom fukk yi nekk ci biir benn kër wala ñu bind sa tur ñett yoon ñaar yoon et cetera ñu saytu ko benn par benn ba raxas ko tame ko ba mu set wecc loolu bu ñu nee ba am résultat bi dañ koy gërëmee ñu ko ci taxawoon te damay wax ni les élus ñoo xam ni députés yi la wala au conseil des collectivités territoriales wala les conseils économiques social environnemental laxu susi ànd ak les maires ànd ak les délégués de quartier ànd ak les chefs de village xool liste bi ni fii tey fii kenn du fi bindu ñaari yoon wala ñetti yoon fii duñu nangu ay transfert de nom nekkoon dëkk bële dëkkoo fi wala dëkk fële ca Ndar bind la Touba loolu ñu bañ ko mu joxe leen résultat bu am solo loolu nag dama leen koy santé bu baax si taxawaay boobu parce que lii mooy liggéey boo xam ni mooy liggéey bi. ministre bi yëkkati woon yooyu kàddu gannaaw ba nga xamee ne kon dafa ñëwoon fii ci Daaru Salaam tipp doon na tàmbale li nga xam ne mooy séddaleem ceeb bi ak diwlin bi te Covid 19 waral ko président Macky Sall ñu xi woon ay koppar yu takku jënd ko ngir jàppale askan wi Mamadou Moustapha Mbaye Daaru Salaam tipp Alfayda FM. Mamadou Moustapha Mbaye gannaaw Kaolack ak Kaffrine waa Sen'Eau dem nañu ca Fatick joxaat leen fa ay saabu gel ak eau de javel teg ko ci loxol gouverneur bu Fatick lépp rek ngir jàppale nguur gi ci xeex bi mu ne nuwaa bi ay ngir aar askane ci feebar bi ñuy wax Covid-19 société bu wuyoo ci tur Sen'Eau jot na dimbale région bu Fatick ay produits désinfectants ci mardi bi leen doon joxe ci gouverneur bu région bu Fatick Saliou Sané mooy directeur territorial bu Sen'Eau fi ci Kaolack Fatick ak Kaffrine. sama directrice Janine Arnal moo ko jégalee ay administration sénégalaise nee nañ dem ki gouverneur yi yóbbu leen loo xam ne lii moo leen ko jox pour ñu taxawaay boo xam ne tey am nañu jàngoro boo xam ne moo xaw a tiital ku nekk ñëw jébbal ko madame le gouverneur de région de Fatick c'est du savon nous sommes à 265 morceaux de savon de 100 grammes 50 litres de javel en bouteille et nous avons du gel 90 litres de 500 milligrammes. Saliou Sané nee na directrice générale bu Sen'Eau taxaw na jàppale nguur Sénégal si xeex yi mel nii. 30 millions moom dimbale na ko état collaborateurs yi ñoom tamit dugal nañu seen loxo ki poche ba joxe nañu lu mat 5,5 millions loolu desut ñu am loo xam ne aussi jumtukaay yoo xam ne il faut préserver collaborateurs yi il faut les sous-traitants il faut certaines associations les appuyer au montant de 230 millions mettre na ko aussi à contribution. jëf yi mel ni mu jógee ci société Sen'Eau gouverneur de la région de Fatick madame Seynabou Gueye rafet na ko bu baax. bu ñu Sen'Eau andi saabu andi eau de javel andi gel
hydroalcoolique ñëw tey ji pour jàppale ñu surtout ñuy waajal lu am solo muy ouverture des classes surtout ñu nekk ci classe d'examen pour le 2 juin loolu du ñu mën lu dul rafetlu ko. directeur territorial bu Sen'Eau Saliou Sané rappelé na que xeex ci pandémie Covid-19 yoo xam ne société Sen'Eau moo ko initié muy gën di law ci région bu nekk fi ci Sénégal. jaajëf Noa Biaye Gornoor nag dalal na leen jaajëfal leen rafetlu itam seen liggéey ci wàllu ndox mi ci biir réew mi xamal askan wi itam ne faaw ñu jàng ni ñu dundeek feebar bi madame Seynabou Gueye moom mooy gouverneur région Fatick ak Noa Biaye. parce que tey jii fi mu ne fi ñu toll nii mooy ne ñu jéem a seet naka la ñuy dund ak Covid bi ni ñuy dundee Covid bi xëy na ay temps dañu suspendre woon activités yu bari ba mu commencé di peser ci économie bi waaye léegi gis nañ ne tey jii il faudrait que secteur yu bari ñu dundal leen te du tee ñu continuer di dund ak li nga xamante ni mooy feebar bi moo tax tey jii bu ñu ñëwee lii am ñuy waajal rentrée boobu wax dëgg du ñu mën lu dul jaajëfal Sen'Eau ci loolu ñu comprendre fi état bi jëm ak niñ leen di taxawoo ci loolu aussi mooy fàttaliku ne Sen'Eau dañ fi def liggéey bu mucc ayib ndax wax dëgg approvisionnement en eau bi boobu ba léegi ñoo ngi ci taxaw gaa nag dafa am particularité ndax xam naa sànq tudd ngeen ko ci kaw Foundiougne ak yeneen zone yoo xamante ne xëy na am na ay problème ndox Sen'Eau mi ngi ci waaye aussi ministère bi yore mbirum ndox mi tamit bàyyiwul dara ci ginnaaw ndax tey jii am na ay projet yu ñu fay waaj a dérouler ci yenn zones yi ba jëm na sax ba desaler installé fa ay jumtukaay yoo xamante ne dinañ mën a desaler ndox mi nekk foofu. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90.1. ñu ñëw ci lu soxal wàllu diine weeru koor wu sell waa ngay tàggoo tax soxna Ndeye Fatou Cissé amal ab waxtaan ak kii di Cheikh Bachir Niass bu Medina Baye jëm ci guddi Laylatul Qadri ngëneel li nekk ci woor waaye itam jàppalante ak dimbalante Cheikh Bachir Niass ak soxna Ndeye Fatou Cissé. ñu yàlla dimbalee incha allah léegi tey mu jeex ñu wori weeru koor biñ fii nekk ñun doon ay xale nekk feek Baye bis bi ñuy gungee weer wi lañ daan wax Baye moom mos wax ne tey la Laylatul Qadri daa wax ne borom xam-xam yi wax nañ ci waaye ñu tey la naafila gi jeex la bis boobu amaana dafay ndokkeel ñi ci àddina bi ak waa Mauritanie yi ñëw oral si ko ak ñi dëkk ci ñeneen dafay wax ne suñ soppe baa ngi tàggoo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñu mel ni ku nekkoon ak nit koo bëgg mu ne ci opp soo xam ne ci dee la jëm soppe baa ngi tàggoo weeru ngëneel waa ngi tàggoo nga xam ne ku ci def ngëneel yàlla soppil la ko farata ku ci def farata yàlla bindal la ko juróom-ñaar fukki farata ku ci noppal nit koo ilif ci liggéey yàlla goreel la ci safara loolu ñu bëri war nañ koo dégg am na nit ñoo xam ne bu ñu ooree dañoo gëm ne fi ñu toog waruñ fay jóg waaye ñiñ ilif ñoom la ñuy def loolu lépp rawatina li ñuy tuddee ku bindu ci kër di liggéey jaay dooleem dañoo gëm ne moom rek lañ war a liggéeyloo yonentu mu ne kooku ko oyofalal liggéey bu ko sant lu mënu soo ko santee sax dimbale ko yàlla dina la goreel ci safara ko dogal ko or yàlla jox na lu am ni yoonam te du wàññi ci yoonam dara amuñu luñ dogalee ko or saxaaba yi loolu la ñu wax mu ne daggitu tàndarma wala guuxam ndox rek daggal ko or la nañ ciy saraxe nañ ciy tudd yàlla lu bëri nañ ciy jéggalu yàlla nañ ko ci ñaan aljanna. xabaar yi bitim réew. xabaaru bitim réew ci roppalaanam la ñuy dugg moom Cheikh Tidiane Sarr ana fan lañ koy dooree. xibaaru bitim réew yi dañ koy doore ca réew mi di Algérie nag ñetti opposant daal bokk ca kujje ga nag ñoom lañ fa teg loxo tëj leen ca kaso ga lu ñu leen di tuumaal nag moo di ay publication yoo xam ne amal nañ ko soxna Ndeye Khady jëmale ko ci Facebook bi bokk na ci activiste bi ñuy wax Soheb Debagui moom nag ñu tëj ko lu toll ak atu prison bu mu war a tëdd nag si cookee loo xam ne ay ñaawteef la waaye tamit indi fitna ca réew ma jaarale ko ci Facebook waaye tamit bokk na ci ba tey tamit di Larbi Tahar ak Boussif Mohamed Boudiaf ñoom tamit danañ tëdd lu toll ak fukki weer ak juróom-ñett prison foofu la ca réew mi di Algérie. xabaar yi bitim réew. ñu jubali ca Cameroun wax ci président de la république ba di Paul Biya mu génn ci tekk-tekkaaralam wax ak askanam bi jaarale ko ci télévision nationale ba ci àllarba ji sax nga xam ne si lañ waroon a amal seen fête nationale ca réew moomu la di Cameroun nag moom Paul Biya génn na ci tekk-tekkaaralam gi nag woo askanu Cameroun yëpp ñu booloo doon benn xeexandoor feebar bi ñuy wax coronavirus soxna Ndeye Khady nee na leen nag bu leen tiit bu leen ragal waaye nag nañu moytu bu baax a baax réseaux sociaux yi ci boobu waxtu soxna Ngoné nag opposant bi ñuy wax Maurice Kamto moom ba suba mu jàpp ne daal moo gagné élection yooyu lee amoon foofu la ca Cameroun nee na nag gouvernement bi jaarale ko ci président di Paul Biya li ñuy wax ay waxu naxasaxa nag kese la ndax respecté wuñu askan wi ci lu jëm ci fàggandiku bi ci feebar bi mu ngi ci yokk sax waxu booloo te ci waxtu boobu am na ay nit yoo xam ne ñu ngi leen teg loxo tëj leen ci kaso yi ci boo demee ca bët gànnaaru Cameroun naka noonu ca bët saalum bu Cameroun. xabaar yi bitim réew.
ñu jubali ca réew mi di Kenya wax ci mer bi nga xam ne jàngalekat yi mer nañ ko lool jamono ji ci lu jëm daal ci ubbiwaat bi nga xam ne nar nañ ko ubbiwaat école yi foofu la ca Kenya jàngalekat yooyu nag jaarale ko ci syndicat bi ñuy wax syndicat national des enseignants nag nee nañ ba ñu delluwaat ci école yi waaye nag nañ fekk ñu teg ay conditions yu leer a leer jël matuwaay ci lu jëm ci fàggandiku bi ci feebar bi sol ay masque respecter distanciation sociale bi waaye tamit am ay raxasukaay ak thermoflage ak lépp loo xam ne mën nañ ko am comme matuwaay réew mi nag di Kenya soxna Ndeye Khady bàyyiwaat askan wa ñu delluwaat ci seen ité yi bokk na ci ubbiwaat école yi restaurant yi secteur tourisme bi naka noonu waaye nag jamono ji jur na mer ak njaaxare ci côté jàngalekat yi. xabaar yi bitim réew. ñu jubali ca Maroc wax ci ñaari junne français yi nga xam ne jamono ji bloqué nañ leen foofule ca réew ma nag réew mi nag di Maroc yokk li nga xam ne moo jëm ci état d'urgence bi ba fukki fan ci weeru juin bii di ñëw ngir nag gën a mën a fàggandiku ci feebar bi ñu wax coronavirus mu tëjaat nag ay frontière am loolu nag mën a indi jafe-jafe bu tar jaarale ko ci touristes yi nga xam ne ñoo nekk foofule ca réew ma rawatina sax ñi nga xam ne ñooy di ay doomu France nekk jamono ji ca réew mi di Maroc. xabaar yi bitim réew. xibaaru bitim réew yi dañ koy jeexale ca réew mi di Argentine nag yenn ci dëkkaan yi nag jamono ji dañoo sonn lool ak confinement bi réew mi nag di Argentine am lu toll ak jamono ji daanaka lu yées junney cas coronavirus am tamit ñeenti téeméeri nit yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci feebar bi Argentine nag bokk ci réew yi nga xam ne jamono ji feebar bi bàyyiwu leen benn yoon ña fa dëkkee nag jamono ji ak confinement bi commencé nag soxna Ndeye Khady di dund lu taratar ba tax na daal ñoom ñu ne na leen nguur gi jàppale bu baax a baax ndax lu ëpp ci quartier yi rawatina ñu dëkkee ca Buenos Aires nag jamono ji amuñu ndox waaye tamit yenn ci mesures yi nga xam ne kilifa yi jël nañ ko ci lu jëm ci cet gi daanaka kenn respecté wu ko ñuy ragal ndax kaa yi du yokk foofule ca réew mi di Argentine. xabaar yi bitim réew. xibaaru bitim réew yi soxna Ndeye Khady jeex na ñu leen di jaajëfal ci teewlu bi. xabaaru tàggat yaram. xabaaru tàggat yaram Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu. Ndeye Khady maa ngi lay fay te nuyu mbokk auditeurs yi ñu sobu ci xibaaru tàggat yaram yi dañu koy dooree ak ndogal bi nga xamante ni comité exécutif bu fédération sénégalaise bu football nag jël na ko ginnaaw bi ñu ne dinañ dooraat championnat yi ci weeru novembre gi nga xamante ni président club yu bëri ku ci mel ni Mario Touré nag contesté na ni mel waaye nag bu ñu sukkandikoo ci cadre Augustin Senghor di njiitu fédération sénégalaise bu football ne décision yi ñuy jël nag des na ko appliqué comme ni ñu ko waxee tamit ay sanctions sax des na ko ci toftal co-organisation CAN 2025 diggante Sénégal ak Guinée-Bissau bu ñu sukkandikoo ci këru taskatu xibaar bi di Stades nag bi wax ni njiitu fédération guinéenne bu football di Mamadou Antonio Souaré moom nag daal dinay wax ni nangu na li ni mel ginnaaw bi nga xamante ni diisoo na ci ak maître Augustin Senghor mi waxoon ne moom ñaari gouvernement yi daal mënoon nañoo xalaat ci amal Coupe d'Afrique des Nations boo xamante ni dañu koy bokk. ñu dem ci Nigéria foofu nag comité exécutif bi nekk daal dinay yebal ki nga xamante ni moom mooy secrétaire général bi ngir mu waxtaan ak technicien bi nga xamante ni moo yore jamono ji équipe nationale bu Nigeria ci wàllum football di Granit Rox ngir ñu daal di xoolaat li nga xamante ni moom mooy contrat bi nga xamante ni war nañu ko renouveler ñu fàttali nag kii di Rox mi ngi ñëw ca Nigeria ci atum 2016 ndax jot na faa def liggéey bu am solo bokk na ci qualification mondiale 2018 bi mu amuloon ak médaille de bronze bi nga xamante ni jëlee na ko ci Coupe d'Afrique des Nations bi ñu génn ci atum 2019 loolu waral sax ñu war a yokk li nga xamante ni moom mooy contrat am ñu dem ca Angleterre foofu nag football ba nag dina dooraat ak entraînement collectif yi nga xamante ni des na ko amalaat waaye nag am na njaw dina des di xam bi na ndax barki dem rek juróom benn football kat foofu ca Angleterre dañu leen a testé ñu positif ci li nga xamante ni moom mooy coronavirus daal di indi ay jiixi jaaxa ci reprise li nga xamante ni moom mooy championnat bi di Premier League anglaise foofu ca biir Angleterre ñu dem ci Italie jëwriñ gi ñu dénk wàllum tàggat yaram di Vincenzo Spadafora nag moom daal dina yëgal ni gouvernement italien bi daal dina jël ab ndogal ñaar fukki fan ak juróom ñett ci weeru mai gi ngir wax ni championnat bi ndax dina door waaw wala déet des nag ci faveur comité scientifique bi mu daal di dëggal li ni mel ak validation protocole médical bi nga xam te ni ligue bi foofu ci Italie jot na ko fa proposé ma nga ko Ndeye Khady ginnaaw ba ñu la ñaanalee kendaayu jàmm li ma gënoon a fa ci xibaaru tàggat yaram yi jaa ngeen jëf. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90.1. ñu ñëw ak yéen ci kooru gay moolum géej ak Bara Diop.
kooru gay moolum géej o Haj Ibrahim Gaye jullit ñi ñoo ngi ci wiraas bu mujj bi démb daa génnoon rajo bi ngir manifester mbégteem ne ñoo ngi toll ci wor wàcc bu jullit ñi di kontaan ci weeru yërmande bi DG moo ngi kontaan ci njeextal li buggul lu dul mu jeex takk bésug tey jii nag bokk na ci bés ya mu doon xaar mooy bés bu ñuy màgg laylatul xadri gaay dañuy jinne la boo leen fekk ñuy waar xamuñ ne laylatul xadri xayrun min alfi shahr loolu la yàlla wax jànguma waaye damay dégg borom xam-xam yi di wax ne moo gën yu ne weer malaaka yi ànd ak jibril dañu ciy wàcc guddi jàmm la ay samay rëcc yépp tey laa naan ko nit te 1000 mois bokkut ak 30 jours o DG lii yéeneem tax mu fanaanoo naafi la guddi gi lépp ngir waajal ko koor gi nag mu nekk ci ànd ak loolu climat bi tàng jër la def DG jàmbaar la def tax yàqalu ko lenn ci liggéeyam bés bi le ci loxoom la ko narte li ëlëm boppam kay mooy saxaaru poosama di sut o gay moolum géej yenn ci ay liggéeykatam xañ kook nooye gi Mr Temps Cheikh Tidiane Sarr topp ko rek ne fa koo soxla DG ubbil ko Cheikh directeur pardon de nga jéggal ma boobu ba léegi maa ngi lay bousculer urgent la ça fait 15 jours du ma tuddee du ma nelaw damay jooy rek àdduna dafa tukki sama kaw 2 mois ngi nii mënuma gis soxna si dañ ko confiné Dakar seetlu woo ma xamatuma sax lu may nuru DG intervention n'oubliez pas que ni nouveau marié la coronavirus tural na ma directeur nam naa sama jabar o DG mais yow temps lan la yow li may topp ci soo ba léegi urgent ban urgence nga am lii Cheikh Sarr directeur kon sama soxla da nga ma ko xeewal kii mooy sama àdduna mooy sama àllaaxira merloo nga ma de su ma soxna si waxoon bàyyi rajo bi ma bàyyi benn baat mu am sama kër dénk naa ko mais nga ma koy xeewal nii mais banaa la o DG jéppi na Cheikh Tidiane Sarr ba tontu ko sax ci la mujj dem di jooy rek o Sarr nank rek DG munta concentré wu lu mat bu nekkee ci jaamu yàllaam rek kenn ci gaañi dikk bu nekk ak mbiram Haj Ibrahim gedd na bureau ba xelam yóbbu na ko seeti ji Cheikh Baye Hadi DG naka mu yeggee di kër ga rek fekk gaañi di waxtaan ci ngëneelu laylatul xadri ci la concentré wu xoolam tooyati na jigéen ñi ca waañ ba wëlbati ganaar ya xelam tukki sëriñ bi dama bëggoon yeesali njàpp o Cheikh Baye Hadi ci la ko nar a dugal ci néegu biiram DG day taalibe lañ bàyyi dem fële foofu mu jaar-jaarlu ci waañ wi ne xeetu ganaar fay dundal xolam romb na di xeeñtu rek soxna yi li ngeen di defar cuq na de DG dem na dellu si waat yéen a ngi ci wetay ñëpp ne waaw o DG génn lu na buntu kër gi bakkan ba bañ mu delluwaat yee tax na yéen ñu baax ngeen billaay bis bu màgg bi lu ci waay xidma bàyyi lay fay soxna Fatima waa sëñ bi yaa ngi jaabante rek jërëjëf may ñu liggéey DG tu te prends pour qui ma leen di encourager rek ngay déranger kër gi ëppoo ma fi su ma neexee jël benn ganaar lekk te doo ci mën dara waa xaara o Haj Ibrahim Gaye appliqué na yenu ganaar ga dem bay xamp rek gaa ñi tee ca loxo ba ca lañ ko takk bam dëgër Hadi Diallo génn rek gis DG xàmmee ko sant gaa ñi ñu tëj ko ci néeg bi DG du fii lay baaxee tey jile foofu lañ ko tëj ba dog daal di jot ñu yot ko ganaar ga mu daal di ndogu laylatul xadreem daal di mat Haj Ibrahim sant borom bi alhamdulilah rabbil alamin waaye doo ko gëm ne weeru koor dañuy tënk seytaane xamoon naa ne waaye sama seytaane bopp ni ma gaa yi tënkee nii moo tax mu dal koor gi foofee la ñu ndax keppee bi la jotaayu xabaar jaajëfal ko bu baax a baax moom Bara Diop jaajëfal ko itam moom Kodou Seck madame kenn ma nekkoon ci xarale gi jaajëfal leen yéen itam fare woon ci déglu bi ñaanal leen kenn du jàmm di ko sàkku ci yéen jaa ngeen jëf. Le journal Ndeye Khady Sadio.